bu ñu leen seetee ba pare dañu ko war a xam parce que réew mi noo ko moom ki nekk ci bopp réew mi noo ko fa teg noo ko dénk mu tardé mais du moom rek tardé na inspection générale de d'État tardé na boo see tardé yi nag yomb naa xam tardé la boo xam ne tardé bu ñu wut la jàpp ma ne Cour des comptes ñoom ci seen bopp rek ñoo tardé ci seenu sàgganuk bopp man jàpp ma ko nee na sax dañoo bariwut nit ñaa bariwut moo tax bëgg naa aw ma sañ-sañ ne waxul dëgg waaye sama xel tey na ci ngir inspection générale d'État nga xam ne fay am na nit tardé googu muy def da koy tardé donc toog na 2014 2015 je crois ba 2016 kiiwul ba bërki démbo Ndiaye la fab ñetti rapport yi jox ko président de la République te loi bi li mu wax dafa ne dañ ko war a fësal loolu sax moo jiitu normalement dañ ko war a fësal ba pare jox exemplaire président de la République jox exemplaire président de l'Assemblée nationale moo am tardé di ñetti rapport yoo xam ne yi loola jarul ñu ciy sori soleil yeeg nit ñépp a ngi ciy wax rapport ya njombe ya ca nekk ak njaaxum yi ci nekk dafa jéggi dayoo dafa bari ba jéggi dayoo te am na sama xarit bu ma ne ko juróom-ñaar wala juróom-ñett kër yooyu ñu seet bu ñu seetoon ñaar fukk seet fanweer seet ñeent fukk danañ fa gis lu mel noonu wala lu ko raw. léegi maître. Khady ma lay nuyu bu baax di nuyu ñuy seetaan di nuyu waa plateau bi Fatou Abdou di nuyu tamit ki nga xamante ne nii mooy Mody Niang alors wax nga ko ni ñetti rapport ñu génneendoo ko nee nga sa xel am na lu ci tey est-ce que nekkul woon ni moment boobu noonu ñu ko waroon génnee dafa waroon a am peut-être ab jongante wala loo xamante ne ni bu ñu ko génnee ci waxtu woowaa dina andi lu bari lu mu leen indil ci ay gàllankoor. loolu jafe naa tontu. ngir la ne ca bopp ba ak la tax génnewu ko ma gisee ko noonu rek lu jafe lay doon waaye man neneen laa ko mën a gisee. ci comme nan. bu ma seetee li xew ci réew mi. ma nga jógee ca njiit yu mag ya parce que jàpp naa ni kilifa gi nga xam ne moom lañ teg ci réew mi léegi muy Macky Sall te ban ko fi daataan teg. mu dignu tooy yu tooy xëpp yoo xam ni ñëpp xam nañ ko léegi soxlawul ma dellu ci ba mu ñëwee juróom-ñetti at def na ko fi boo méngalee la mu digee woon ba tax nu fab sunum kóolute jox ko fab sunum réew jox ko ak ni mu doxalee ci juróom-ñetti at yile dafa mel ni yàlla ak yàlli ma fàttali tuuti rek dafa noon man dey kii fi nekk di Wàdd li muy def ni muy doxalee baaxut ab doxalem rafetut man de mun ma fi tegee danaa fi doxalin wu rafet wu sell wu leer nañ te liñ naan ger mu yàq sunu réew mi lépp lu ma mën danaa ko ci def ba duut fi am li ñu naan ñu dénk la àlli jaambur nga aakimoo ko bu ma ñëwee dana daj maanaam daal réew mi danaa ko tegaat ci yoon ñu wóolu ko teg ko fi mu teg ay kuréel yu wane ne yu tax nit ñi yaakaar maanaam OFNAC bi office national de lutte contre la corruption mu jël ab loi créé ko mu doon kuréel gu am doole gu loi bi dooleel ñu bari na xamuñu ko mu ne am na benn cour benn tribunal bu yàggoon nga xam ne Abdou Diouf janvier 1981 ba mu remplacé Senghor la jàppoon ne ñaar fukki at yi passé alal li réew mi saaxee nañ ko mu sàkk loi boobu nag tudde ko loi xam naan contre l'enrichissement illicite CREI cour de répression de l'enrichissement illicite pour ñi nga xam ne akimoo xaalis bi te waruñu ko akimoo ñu goqi ko ñu delloo ko d'accord ñaar la fa jàpp wala ñett dellu gannaaw moo xam. xam naa dinañ egsiwaat ci OFNAC bi mais ci commission bi gis nañu Cour des comptes bi muy jébbal rapport yi comme ni nga ko waxee léegi wax nañu ni amuñu ay bras yu bari moo tax seen mbir mi yéex mais tey jii nan nga gisee président Macky Sall wax ni commission yo dina créer ay commission ngir saytu rapport yi mu mel ni est-ce que nekkul di dalal xelu ñi nga xamante ni ñoom lañ tudd ci rapport yi.
waaw man damay wax toujours samay mbind damay wax bis bu ne Macky fonk nun Sénégal ñi ko wateel fonk leen fonk nun Sénégal xeetu Sénégal ngir bu leen fonkoon am na wax yoo xam ne du ko wax rapport yi mu jot ak liñ ci wax lépp ni mu garaabee léeg-léeg ba jéggi dayoo muy président de la République nu yaakaaroon ko lool ci yu mel nii bañ amati ci réew mi mu war a jëlub dogal mooy président de la République jëlub dogal fab rapport yi jox ko juste ne leen seet leen rapport yi bu ci doxul na kët su du noona ka ko def jaarale nag moom jaaral leen ko ci yoon foofu lañ ko doon xaare waaye dinaa wut commission d'évaluation muy kooku yi am na sama benn xarit bu ko déggee xam naa ne du kon dana waaye waxi kasaw la liñ doon xaar ci président démb man vraiment bi ma déggee loolu yaakaaruma woon ci moom dara waaye am naa yëg naa mer ci sama yaram. lan lay nuru day wane ni li ngeen def baax na mais dinaa ko gën a saytuwaat. wala lay nuru déedéet day daw ñu jaarale ko yoon. Macky ñi ko wër di def yu njaaxum buggul ku leen laal loolu wane na ko ay yoon te xam ne rapport yi njaaxum yu garaaw ak garaaw ci nekk tey ay waa këram rek lay doon waa APR famille président kërug boppam ak alliance bi ànd ak moom ñoom rek la te leer na ko ni mbir mi parce que dañ ko jox xam na ko xam na ni njombe yu garaaw a ci ne buñ ko joxee ku yoon ñu baree bari dina am jafe-jafe te li doon dewaram mu doon yoonam li doon yaakaaroon ci moom président def mu fab ko jox yoon loolu mu def nii day nax nit ñi maanaam yoon wi dafa nekk nii muur ko jaar ko ne nanguwul a jaar ci yoon wi mooy fab ko jox ko ñi mu ko war a jox ñooña seet mooy seen liggéey ña def la ñu war a def ñu ne leen c'est très bien waaw leen góor kañ leen ña def loo xam ne mu ngi ci diggante yi ñu lii de baax na waaye ba la gën a ngeen dolli ña def yu njaaxum nag ñu jaar leen fa ñu jaarale ñu def njaaxum ñu sanctionné loolu moomul ci réew mi ñu daan leen bu méttee bu ko defee ñi ci topp dootuñu ko def parce que ñii li tax ñu ñeme ko dafa am ñu leen jiitu ñu baree ñu def njaaxum yu toll ni ñoom wala lu ko gën a garaaw fuuf te dara fekku leen ci juróom-ñetti at yi fi Macky Sall neex ki yëpp. Fatou Abdou. voilà lay nuyu Khady. ñu lay fay. monsieur Niamodi ñu lay nuyu bu baax. bëggoon naa ñëw ci forme bi sànq yaa ngi wax ne normalement askan wi ñoo waroon jot ci rapport bi avant le président de la République et l'Assemblée nationale expliquez ñu un peu. waaw jot c'est public. publiquement parce que gis nañu ne dañ ko jox njiitu réew mi. après le lendemain ñu def conférence de presse askan wi doon ko jot. kii la rek moom nu mu tuddati bi yar la rek mais loi bi daal dafa ne. at mu jot Cour des comptes day fësalu rapport boo xam ne da ciy jox benn exemplaire président benn exemplaire président Assemblée nationale noonu la ko yoon di waxee. alors lan moo war a nekk sooru ñi nga xamante ne ñoom la ñu tudd ci biir rapport bi. lan moo war a nekk seen soor. xanaa. les entités épinglées aujourd'hui. sooru Cheikh Oumar Anne bi ne woon COUD. sooru Siré Dia ba nekkoon poste. sooru Kanté ma nekkoon kii sooru Mame Mbaye Niang ma nekkoon Prodac et cetera. non maanaam tey yow yaa nekkoon porte parole bu OFNAC ci biir OFNAC waxuñu li nga xam ne moom moo am tey ñu gis ko jëm ci ñooñu nga xam ne yaa ngi wax ne dañu jóge ci ay poste tey ñu tegal leen ban daanaka fi mu toll ni ñu nekk ci fauteuil ndax dañoo yokk seen i grade mais bu ñu dee xool kuréel gi Office national de lutte contre la corruption bu fekkee dafa génnee rapport épinglé ñenn ñi ñooñu lan moo war a doon seen ëllëg bu ñu ko jaaralee ci yoon. ci li nga waaw. buñ ko xam nga OFNAC yoon wi ko teg dafa ne nit mën naa porter plainte jox ko présidente bi maanaam fa nga nekk nga gis fa yoo xam ni daal gis nga ni jaarul yoon te léeg-léeg sax ma yow mën na laa gaañ mën naa gaañ ñi nga nekkandoon ñu def plainte jox ko présidente OFNAC wala nga def sa dénonciation anonyme boo xam ne jaarul nga yaa surtout man kat seen TV gi ma nekk daal suñu directeur bi nangam ñoo jot rapport ba. loolu lu nit ñi mat a xam la parce que nit ñi dañuy wax lu ñu xamul rek. boo ko jotee dafa am fu muy jaar fu bëree bëri. comité de lecture rek bureau enquête investigation et cetera xam ne ku mën a jàng fa nekk ñu mën a jàng bu ko xoolee def observation jox ko chef am inspecteur général d'État la
kuñ naan Ibrahima Faye bu am xam-xam mu seet def observation jox présidente mu def fi observation ñu seet am na beneen comité de ak beneen ñu seet bu ñu ko xoolee ba xam ni li ñu dénoncé lu am la wala léeg-léeg ëpp na ko ñu ne lii kat nag jar na ñu def dossier bu ko defee ñu bindu dossier comme ki jiite woon enquête bi ñu def dossier boobu bu ñu paree fukki nit ak ñaar loolu na ko nit ñi xam mooy fukki nit ak ñaar ñi nga xam ne président de moo leen nommé. décret fukki nit ak ñaar moo leen nommé boppam. président day foog ku ci ne mu jox la benn nga yor ko ay fan ñu dajee assemblée générale yow loo ci xam ñu soppi. ñi ne kii garaaw na war nañ ko kii féete fii ñenn ñi féete fii bu fekkente ne mat na 2/3 bu ñu matee 2/3 ñu jël décision transmettre rapport bi procureur de la République noonu lañ koy defee. alors bu ñu la déggee kon mën nañu wax monsieur Niang que ne est-ce que OFNAC kon mën nañu wax ne amul prérogative maanaam ay mbiram dafa gàtt. loolu gàttut. bu dem gàttut dem saytoo seen mbir ba xam ni réew mi am nañ fi ay ñoo xam ne ñi ngi koy saax-saaxee ñi ngi koy defee nu leen neex. nga bind ko na mu demee mu jaar fa mu war a jaar. fi mu war a jaar fépp. ba pare teg ko ci loxoy procureur de la République mais kooka kay mais président amuñu sañ-sañ na ne ko. defal président sañ-sañ procureur moom ñaar rek koy dox ko instruction. muy ministre bi nga xam ne mooy ministre de la justice ak président de la République waaye OFNAC bu ñu xasee joxe rapport bi d'accord jeexal nañu waaye li nit ñi war a xam aussi mais loolu Nafi Ngom Keïta moo ko def moom rek nga war a joxe fii affaire boobu jaar bépp c'est pas l'affaire de ku ne da ngay porter plainte kay porter plainte OFNAC gis ngeen fi ma leen wax fi mu jaar fépp foofu lay jaar te fukk ak ñaar ñoo ñuy décider président leen tàll jàpp ngeen ne fukk ak ñaar ñooñu danañ ànd booloo di wutali jafe-jafe Cheikh Oumar Anne moom Macky Sall. léegi dossier yi nga xam ne jot na ñëw ci OFNAC mu def liggéey boobu nga xam ne wax nga ko sànq wax solo si mu am ba dem ci procureur de la République bu weesoo daanaka bu ñu fàttalikoo jamono yu sànc yu Thiès bëriwut wala boog dégguñu fi dossier yoo xamante ne mën nañu ne procureur activé na. ñu dem defi l'enquête ba ka nga xam ne moom la ñu ci tuumaaloon ñu jàpp ko rëq-rëq bi kon ci fan la nekk fan lay bloqué. dafa xaw a mel ni yéen da ngeen baal ma. da ngeen a xaw mel doo ngeen a xaw a gis dëgg gi xaw koo kii. dañuy laajte rek ñu xam nga waaw dama ne. OFNAC def na liggéeyam teg ci loxoy procureur ñaar fukki rapport yoo xam dañ cee duut ay baaraam ne ñii jàpp nañu ne duñu def na présomption de détournement grave présomption d'infraction pénale nangam yow procureur mu ngoog teg nañ ko ci say loxo du dëgg procureur la République liggéeyam mooy traité dossier boobu traité ko kii ko jox ko juge ba woo ñi nga xam ne ñoom lañ dut baram devant le tribunal ñu seet est-ce que ñoom la wala du ñoom loolu lay doon mais OFNAC moom liggéeyam bu ko defee ba tege ñaar fukki rapport teg na ko fa ma nga ca ko laalu ci benn bu Cheikh Anne dong lañ ci tudd luy ndey ñu jël rapport Cheikh Anne rek bëgg ko def problème te ñaar fukki rapport nga fa gannaaw loolu beneen kii bi naan cellule nationale de traitement des informations financières CENTIF wóoruma mais nee nañu am na lu ma ëpp juróom fukki rapport yu CENTIF yu fa ne ci kaw procureur table procureur Petrotim affaire baa nga fa affaire 94 milliards ma nga fa boolewul ak nag rapport yu bari yi nga xam ne président de la nee na teg na ca loxoom yooyu yëpp kenn laalu ko dina ci ñëwaat waaw d'accord yooyu yëpp ñu magaan ñu te kenn laalu ko mais dañ ko bëggul a laal parce que seen ñoom lañ duut baaraam
te bëgguñu leen jafe-jafe. Justement président Macky Sall yàgg nañ ko dégg muy wax waxu bonne gouvernance di ñu wax également que moom du làkkal kenn koo xam ne joxoñ nañ ko baaraamu tuuma mais ñu gis également que ñu bari ñu ñuy épingler ci ay rapport soit daf leen di jox ndombal tànk ci gouvernement bi wala sax ñu jël alalu askan wi dénk leen ko est-ce que yoon la ñuy wax waxu bonne gouvernance ci gouvernement boo xam ne noonu la ñuy doxalee. xam nga ko wax benn bonne gouvernance nit ku nekk ak loolu la neex wax loolu la neex gëm. mais Sénégal bi ku fi wax bonne gouvernance naa fekk nga ngay ministre ngay député ngay sëriñ loo mën a doon ku fi ne bonne gouvernance am na fi man moo di ñaamaa ko naa fekk nga li fi ne ak gouvernance comme yàlla ak bonne gouvernance ak yàlla ak yàlla bonne gouvernance dafa am nu mu mel bonne gouvernance lu bon mais sanction dafa baax ci mbir réew nga def li nga def du jaarul ci yoon ñu jaar ja teg la ci yoon pour ñu ci saganaaw gis ne lii kat bu ma ko defee léegi lii lañ may def loolu moomul Sénégal prenons président de la République boo xam bi politique la teg ca kaw ñi mu àndal xam nga lu mu bëgg ci ñoom politique vendredi mun leen dem leen ci terrain bi politique lu waay neex def te moo ni ku def naa la nangam duma làq kenn nit nag ngeen jéggal ma lu toll ni président de la République lu fukki million juróom-benn jox la seenum réew yaakaar la nga am fa juróom-ñetti at la nga waxoon la defoo ca dara da nga leen a wor ay waxam boo ko méngaleek ay jëfam tey dafa wor Sénégal li tubaab il a renié tous ses engagements damay fàttali turu Serigne Abdoulaye yàlla na yàlla yokki lu leeram dafa wax ni booy wut gor di wut ko àndal da ngay fa wax yi daawam ak jëfi renam nga méngale ko bu ñu wuutewul rek nit a ngoog waaye bu ñu wuutee rek wutil keneen alors wax kàddu day tënk gor loolu nag nun sunu président waxam tënku ko alors livre bi nga xamante ni Pape Alé génne na ko wax ci scandale COUD bi Nafi Ngom waxoon na ko alors tey jii ñu brandir ni dañ leen di yóbbu ci yoon yow plainte yi lu la ci ji nga soxna si man bu ma doon xaritam moom Cheikh Amar wala may mbokkam wala may sëriñam wala may camarade de parti dama doon ko tëjal sa gi parce que li muy wax li tubaab di wax c'est ridicule damay porter plainte Abdoulaye Pape Alé damay porter plainte Nafi Ngom Keïta man sax boole na ma ci waaw dama ni plainte am ba mi ngi ci taabali procureur au lieu que moom muy porter plainte na procureur traité plainte bi jox ko juge bi convoqué ñoom Pape Alé Nafi Ngom mënuñu ko convoqué dañoo xamul li ñuy wax bu ñëwee bu Pape Alé waxul dafa xamul texte yi moo tax mu jiitu Nafi Ngom ba tey bu Pape Alé ñëwee juge bi ne ko yow li nga def yaa tooñ nangam avocat Cheikh Omar bu ko neexee ne ko na ma jox 100 millions indemnité nangam ñu ne ko tëj la nangam waaye loolu kay moo gën a gaaw mu naan day porter plainte ensuite na jàngiwaat ma waajoo jox nañ koy responsabilité waaye du waaja de gis nga inspecteur général d'État c'est pas n'importe qui maa ngi fekk texte boo xam bi sax mun wax na du ma am jotal leen ko lire waaye ji nga même bu defoon njaaxum ba gën a garaaw madame Nafi Ngom Keïta njaaxum ba gën a garaaw loi bi teg loof nag dafa ne cour suprême rek moo leen mën a àtte bu njaaxum nga gën a garaaw laa la bu ñu ko defee cour suprême rek nga fekk am Cheikh Amar naan day présenté nit na koy mbokkam wax mu noppi. yow plainte bi lu la ci yow mi ngi tudd. da nga jege Nafi Ngom parce que dañoo liggéey of nag la wala nee na moo nu ko digal maa ngi Pape Alé nee na moo nu digal rapport bi waaw li mu wax c'est plus grave moo ko bind. Nafi bind rapport bi. loolu saxoon na ko waaye yéen li ma leen di wax te téléspectateur dégg yoon wii procès bii ma leen wax bi mu jaar ba assemblée générale di décider à la majorité dañ ko yóbbu Cour des comptes loolu nu ko Nafi Ngom Keïta di bind
kooku ay waxi kasaw la def nañ njaaxuñam yu dul jeex yu kenn mënut a wax feeñ na am na lu feeñ am na lu bari feeñu malgré tout président de xaritam la am na ñeneen ñu ko protéger ñu xam nañ nit ñi xam nañ alors nga ñëw fu jox ko ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation ji ngeen loolu erreur u Macky Sall bi gën a garaaw boobu la ji nga keroog ba mu njëkkee génn mën naa ne kuwaat ci yàlla ba ma ko déggee dama am kersa dama ne kii moo si xat wala yàlla xam ne wax na ba pare xamulu moom monsieur Niang buñ la déggee li nga wax nii gis nañ keroog dédicace su Pape Alé bi yaa nga fa woon ndax xëy na yeneen relation yi ngeen am mais ñu dégg Nafi Ngom Keïta ak na mu mel est-ce que loolu tamit taxul mu yaakaar ne yéen a nekk ci ginnaaw boobu livre dama ne Nafi Ngom Keïta loolu tam da leen ko wax bi ko ma wax leen ñaari yi ñu ko nommé yëpp yàlla may tax wax parce que wutatu woon ci dara démissionné na bu yàgg nekk na juróom-ñetti at inspection générale d'État Wade proposé ko def ko vérificateur général chef bañ na juróomi weer bokk yeeg xarit di ci topp bëgg yi ba mu nangu yàlla xam na ko bu mu nekkee vérificateur juróom-ñaari at la fa waree ba mu desee tuuti Macky ñëw nekk moom ne da koo bëgg a def OFNAC wala yi daf bañ yàlla min texoon na ko pendant 4 mois mbokk yeeg kii yeeg mu nangu ñëw bu bon léegi man président day jël 12 membres ñi ci des ñi muy liggéeyal moo leen di nommé waxtaan naa ku ma xam tudd nañ sama tur kooku de pourtant boo fekkee ne mën nga liggéey moom nanga bon de nan noonu la demee xamuma ko benn waay rek la waxtaan mu tudd sama tur mu ñëw jël ma am ci man confiance léegi dama ak moom fukki weer ak juróom man sexaluma suukar na fi jaraluma naa feq man xam naa naa jàkkaarloog sama borom gis nga sénégalais ameel nañu ak ndaw soosu surtout yéen presse bii amee ngeen ko ak mbette presse bi kay dañuy laajte rek waaw wala de yéen waxu presse yéen presse de façon waxuma yéen de façon générale dégg nga li ma la wax mënul noonu nekk suñu gannaaw parce que mais li ma leen wax déggu leen ko xanaa dégg nañ li nga wax man sama rôle mooy maa nga woon ci comité de lecture Boun Abdallah Dionne te ci suba dañu dégg mu wax ne rapport bi nga xam ne livre Pape Alé Niang bi mooy li nekkoon ci rapport Nafi Ngom Keïta ci ay loxoom dem ci Pape Alé et que enquête boobu tubaab moo ko def nan nga mën a comprendre loolu Sénégal ak nu ñu amee ay ressources humaines doomu réew bu France di def rapport ci loo xamante ne suñu doxalinu réew la bu ma la waxee ni mu demee nga xam ne ñu nu jiite daanaka duñu dara parce que kii ko wax ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République ancien premier ministre moo wax lii de li nga ne jóge na ci loxo yi rapport ba nekkul ci loxo yi Nafi Ngom Keïta rek loolu rapport ma ngi ca procureur léegi mi ngi ci site yi ku dem gis ko wala c'est dans les sites li mu wax mu ne kii ba dara nekku ca mi ngi ko tuddee nangam hollandais fromage hollandais qui comporte plus de trucs que de gruyère xaw ma man kaw la sax xaw ma luy kii hollandais nee na moom lay wax day jaayum njub tudd ko nag day jaayum njub te kiiwut te rapport bi dañoo jërib tubaab ca France fay ko xaalis moo ko defar ba yëfikee mu daw ñibbi dellu France mu démissionné dellu xam ngeen ki di tudd def rapport nu mu tudd Pape Ibra Kébé mi ngi dëkk Touba gii këram a ngi fii ci boori Mbuur ak fanaan naa këram ñeenti yoon ak yaayam ak i sëram kër gu mag gaa nga Touba dafa liggéey lu yàgg France di boroom xam-xam liggéey na EDF liggéey na fi ñu kii ndox mi nangam ilat dafay boroom xam-xam ensuite mu dem di jàngale boori Clermont-Ferrand professeur d'économie di jàngale enquête di jàngale nangam il est auditeur expert de talent ba Nafi Ngom di wuti nitam ñeendi ko ñu dem pour convaincre ko renoncé na daanaka ci genn wàllu salaire am soog a ñëw moo jiite mbir ma ba ñu demee di laajte foofu it mu ngeen mayoo ci tuuti. allez-y. président de la République dafa ne
respecté wuñu rapport pré contre fait pas il raconte des histoires. loolu amul loi bi xam nga inspection générale d'État bu ñu liggéey ba dañu lay jox rapport woon ne loo ci xalaat loi bi teg OFNAC loolu amu ca xam nga ñi commission d'enquête nu ñu bu ñu ñëw première question yow diw de nee nañ def nga nangam def nga nangam def nga nangam loo ci xalaat nga tontu yooyu bind de. ñu xool liir ne yaa d'accord nga ne waaw ñu jaar ca ñaari question ñetti question ñeent ba lépp mat bu àggee daañu la ko posé waat sax neneen ba lépp jeex ñu jox la kayit na la jàngal nga jàng nga ni d'accord nga bind sa tur ak date signé muy procès verbal yooyu la ñu boole ñu naan amul rapport contradictoire ak le président de raconte des histoires ak ñi koy wax. mais bu ñu sukkandikoo ci Cheikh Oumar Anne ak ñi mu àndal ñoom dañoo jàpp ni dañ koo singali ndax nee na moom bind na tontu waaye tontu bi dafa mel dañ ko nëppal. waaye lu muy tontu. ci luñ ko jiñ. liñ ko. ci luñ ko jiñ ni moo ko. mais amul la loi ne permet moo tontu na ba pare dafa dem ba nga xam ni mbir maa ngay bëgg a pi loxo dem nañ ba chef de mission bi. ne président ne nun de gis nañ li ñu gis jéggi na dayo raw na fuuf lañ noxoon mu ne leen yem leen ci liñ dénoncé bu nu ko passé ma def deuxième ordre de mission ngeen dellu foofa la mbir ma yàqoo foofa la ñu commencé nag di ko indi ma ni Cheikhaan da doon téléphoné Pape Ibra Kébé di ko saaga xanaa nag maa xamul maa ko wax man Abdoulaye Diallo ministre de l'Intérieur sama xarit la nangam am na lu mu wax sax ñemewuma ko wax yemu ca xam nga bu mu waxee rek ñuy wax la daf koo bind lettre lu mu ko yekkul amul nee na ko sax da nga bañ tukkulóor yi yu garaaw yooyu nan nañ koy waxee nun tukk fi Sénégal tukkulóor wala bambara ñëpp benn la nee na ko sax da ngaa bañ tukkulóor yi bind. xanaa biir OFNAC amul loo xamante ne maanaam daan woo xamante ne. mën nañ ko maanaam ci li ngay wax laay bëgg a yegg. damay àggale ayca ba ñoo ñëwee xaw nañoo kii bëgg a tontu bu kii na fi leen déet def leen une réponse technique daf nuy kii ñu tontu rafet lañu jaar ak moom fépp tontu dem ba yàgg ñu convoqué ñëwatut lànk te OFNAC li ko loolu ni mu garawee ci OFNAC banque bu mu dem tey lu mu la laaj da nga ko jox kër gu mu fëgg da nga ko yóbbul par force Cheikh lànk ne du dem ñeneen ñi ma raw mu ne ku dem ma dàq la am na ca kenn ko dem sax da koo dàq présidente bi bind président de la République le président n'a pas levé le plus petit doigt topp ci kay saaga kee bàyyi liggéeyam di un enseignant de haut niveau ñëw pour liggéeyalum réewam ñu ko cay saa ndey lu ne ñu def ko ci dara mujj ci mu xam ne mii réew kat réewum caaxaan la mu ñibbi. ko dégg nga li wax kooka day lay wax ne français parce que yàgg na fa am na nationalité française. d'accord Senghor ñaata la ñu jiite. ñaata am fii nationalité française ak américaine. Karim ñaata nationalité la. lan moo tax OFNAC amul ay maanaam barrière fu ñu tëj foo xamante ne du ñu am sañ-sañu muy corps de contrôle yi bu ñu defee seen rapport ba pare duñu leen mën a ŋaññi comme kaddu yu ñagas yi nga wax ko tekki seen kaw wala sax dem ba di leen saaga ndax am sañ-sañ boobu loi bi provar c'est-à-dire que léegi Nafi Ngom Keïta tegu ko nawle waxuma nawle waaye tegu ko nawle waaye bu ko tegoon nawle bu ko porté woon plainte wallaay dana sonn moom an plainte bi muy wax bu ko Nafi Ngom porté woon plainte dana rëccu li mu wax. mais est-ce que yëf yi kon dina mujj fenn bu fekkee ñi ngi ci tuumaal njiitu réew mi nga xam ne moom moo yore kàddu bu mujj bi moom moo leen di làkk également xam nañu ni que rapport yi amul benn valeur juridique. mais am na valeur juridique kay kenn tuumaalu ko moo ko def. mooy làq. valeur juridique c'est-à-dire ñoom seen enquête la ñuy def jébbal rapport bi mais du ñoom ñooy topp ñi ñu ci épinglé. mais topp kooku dafa am ñoo xam ne mooy seen liggéey. voilà c'est ce que je disais. procureur de la République loolu liggéey. juge yi loolu seen liggéey. loi bi fa mu yemalee wax na bu ngeen demee ba li ngeen nu tuddati na ba ngeen def seenu dossier
déposer leen ko entre les mains du procureur de la République. C'est à lui qu'il appartient de faire le travail. li mu bëgg a wax mooy est-ce que mënuñu yokk prérogative maanaam corps de contrôle yi ba ñu dem fu gën a sori mooy li ma la doon wax sànq ba ñu dem fu gën a sori que yamala rek jox procureur bu ko neexee ñu daal di activer bu ko neexee ñu bañ a activer. neewoon na bu ma ñëwee kuréel yooyu di kii nii danaa leen yokk seen doole bu baax a baax a baax. loolu de waxoon na ko. loolu la xaj waaye fi mu ne di ñu ngi ci suuf. au lieu que ñu yokk loola. waaye na yoon def yoonam liggéey na yoon def liggéey mu jeex. au lieu que ñu naan dañuy yokk loi mayul président OFNAC mu dem ci procureur naan ko naan kenn mayu ko kenn. loi mayu ko kenn benn instruction la mën a am mu jóge ci ministre de garde des Sceaux wala président de la République na def liggéeyam voilà le problème na président de la République bàyyi juge yi ñu def seen liggéey. na bàyyi ñi muy làq te ñépp xam ko. d'accord alors tey bu ñu gisee ci nguuru président Wade amoon na ay rapports yu génnoon épinglé ay nit yu bokk ci moom ku ci mel ni Bayla Wane gisoon na li ko ci fekk ñu gis tamit ki nga xamante ne ni mooy Modibo Diop ay Condé Dognan mais tey bu ñu ko méngaleek nguuru président Macky Sall bu fekkente ni président bi nii la nar a continuer ba mandat am jeex est-ce que à l'avenir ki fi nar a toog du indi fayantoo. mais Ablaye Wade tane man am na ñu ne dama bañ Ablaye Wade ñu bëree bëri ñii ne dama bañ Macky ñii ne dama bañ diw mais Ablaye Wade tane li mu def ci njaaxum bëri na nag waaye moo tane kii ne lu borom jàpp na ay benn wala ñaar waaye kii moom presque jàppul kenn xanaa Karim ma nga xam ne dafa bañ mu présenté. Macky man de jàpp naa ni feek mi ngi ci Sénégal njaaxum du fi jóge parce que ñii ko wër mu teg leen ay gaayam jàpp ma ne dana jël loo xam ne lii dana leen wàññi. mais tey bi mu waxee ne day taxawal commission boo xamante ne dinañu mën a gën a saytuwaat rapport yi ndax xalaatoo ne xëy na bii pas changement am que ne am na bëgg-bëgg ngir bii yoon liggéeyam yoon def liggéeyam jusqu'au bout. xam nga journaliste nga yow sañu ma laa laaj mais nag Macky Sall dama lay wax wégunu wallahi Macky Sall wégul sa waa Sénégal wégul OFNAC wégul juge yi wégul ñu koy wégul kenn Macky wégunu bu nu wegoon démb bañ ko joxe yooyu rapport ak la ca ne danaan leneen weneen doxalin wu mu dox lu dul naan damay créer commission bu seet waaw dafa wóolu waa Cour des comptes wa Cour des comptes c'est des magistrats de haut niveau boroom yi xam-xam ñu dem def seen liggéey constaté nun kat constaté leen lii constaté nii nangam nga ni damay dem dama koy jox kooku daf noo yeb de. est-ce que du pour wàññi seen pouvoir bu tuuti. bi Cour des dama ne daf noo wégut Sénégal Macky Sall wégunu loolu la nit ñi war a xam lii mu def démb wane na ko et puis waa Cour des comptes wax dëgg yàlla xaw ma fu ñu toll waaye seen xol warta neex. gis ngeen fii ñu dem di seeti ministre Moussa Diop mu dàq leen vous êtes de petits magistrats. excuse sax Ablaye Wade ci boppam moo dem di excuse wu mu ngi ci Cour des comptes gi lu garaaw a garaaw mu nga fee ci Louga di ministre di maire. voilà ay magistrats ñëw nga dàq leen ne leen du ngeen dara nangam li nga tuddee da nga singili mooy lan dafa mel da nga ne dañoo singili Cheikh Oumar waaw fukk ak juróom-ñeent yi ca des nag kenn singiliwu ko c'est-à-dire que dafa dem ba xam ni am nañu ko am nañu ko protégé ñu ca kaw a kaw ñu passé président de la République mu xam ni bu bàyyee lii musiba la mu lank duma dem te ku dem ma dàq la te kenn ka dem daf koo dàq loolu problème bi. alors sànq maa ngi la koy laaj ma ne la Wade bi mu fi nekkee ay jegeñaaleem tudd nañ leen ci rapport jàpp nañ leen alors tey Macky Sall bu fekkente ni continuer na nii est-ce que mënuñu xaar ab fayanto parce que observateur averti yàgg nañu wax ni président Macky Sall warta def lu yées lu fi Wade defoon. def na du ko yées nag def na du ko te jàpp ma ni Macky mën naa soppi parce que bu ma doon soppi dana wan yoon xam nga moom muy prêter serment bi ñu ko falaatee dafa diggewaat
digg yëpp yu passé defu ca dara waxu ca dara li ma leen mën a wax mooy leen jàpp ma ne feeg Macky Sall di jeexal dana fi soppi yaakaaruma ko man lu mu mënta def ci juróom-ñetti at yaakaaruma ne dana ko def fii te xaw ma 2024 dana dem xaw ma du dem waaye bu demee yàlla na nu yàlla jox koo xam ne kii mësula laal ci système bi fi nekk 1962 ba fii nu ne. bu ñu la déggee dafay nuru ne corps de contrôle yi am ci Sénégal yépp doole jeeg lu mu mënti doon politique bi moo nekk ci kaw. mais c'est maintenant la politique avant la patrie. xam nga moom dafa noonu la patrie avant le parti. lépp dafa mel ni lu am soubassement politique en fait. lépp tout est politicien chez Macky Sall. dafa noonu la patrie avant le parti aujourd'hui c'est le parti et de loin avant la patrie. est-ce que politique googu lawul ba ci ak yelleefu nit yi bu ñu gisee ni léegi booy manifester sax boo moyul doo fanaan sa kër. maanaam. boo génnee ci mbedd bi di manifester boo moyul ñu jàpp la yóbbu la prison bu fekkee da nga génn di distribuer ay flyers également ñu jàpp la yóbbu la est-ce que demuñ bay jalgati ak yelleefu doomu aadama. dafa am ku ne mag du ma tudd turam. te moo ko wax Sénégal xam nga nu ñu leen di yore dictature Macky ko wax te tànk yooyu ca lay dox. Macky supporté wul manifestation contre son régime. mi ngi tere à place de l'indépendance dégg ngeen li ñu wax ci vidéo yi. mu naan bu fa dañuy ko li mu wax Abdoulaye Wade kenn mënu ko dégg. maa ngi dégg Ibrahima Sène tey mu naan dañuy waaye kenn warut a dem ba place de l'indépendance nga fay kii waaye gis naa lu mu wax ca jamono yooyu lu mu wax Macky Sall la mu ko yekk. ne Macky Sall mooy candidat France fii ci Sénégal lu mu ko yekkulamul bind na tey lu mu yekkul sama classe gi man sax tudd na ma ci nee na ma. mag nu mu tuddati danoo utiliser quoi. kii waaye. est-ce que li nga ko dul ratee taxul ñu jàpp ne da nga ko contre ba sax plainte bi. sa tour yow. contre gis nañu Macky Sall le président. mais contre ma Macky Sall ba xam nga nee nañ dama ko contre dama ko bañ man julli laa du ma bañ nit. xam nga lu ma bañ. ah bañ c'est trop dire contre en fait maanaam. xam nga lu ma bañ. doxalinam. Abdoulaye Wade nee ñoon dama ko bañ bañu ma ko doxalinam laa bañ. gis nga ñoom ñaar ñii. bu nekkoon ci meneen réew mu dul Sénégal grande démocratie pouvoir exécutif pouvoir législatif pouvoir judiciaire ak nit ñu ànd ak seen xam-xam ak seen fulla ak fayda ñoom ñaar ñëpp mën nañoo dem kaso. Macky Sall ak Abdoulaye Wade ah oui. ma wax la Abdoulaye Wade ba mu jeexalee ñaari fan a ko fi des mu jox nguur gi Macky Sall gracier na. ab sud africaine boo xam day def trafic de drogue ñu jàpp ko tëj ko 10 ans de prison fii ci Sénégal mu waat à 2 jours de son départ mu jëlub décret gracier ko waaw nit ñi duñu laaj lu tax luy ndeyam Macky Sall li muy bërki démb maa ngi ko dégg mu dem naan les faux médicaments sont la cause de beaucoup de décès daf noo yàpp les faux médicaments sont la cause de beaucoup de décès te moom un trafiquant notoire de faux médicaments. Nangam Wuri Diallo. Amadou Wuri Diallo. ñu jàpp ko tëj ko 5 ans mu def appel. ak gut jeexagul de jeexagul mu jël gracier ko. c'est non seulement gracier na de façon notoire un trafiquant notoire de médicaments de faux médicaments. mais il a piétiné la loi. loolu dégg ngeen ko de ñoom ñaar. dégg ngeen loolu. wallahi bu nekkoon ci yenn réew yi am fulla yi fayda Macky Sall ak Abdoulaye Wade mën nañoo dem kaso. xëy na ba ma ko mayee rek Khady. ci mbirum Guy Marius Sagna gis nañu boobu ba léegi moom tamit mi ngi ci kaso bi dégg nañu ay avocat mu wax ni anam yañ ko dencee ci kaso bi ñaaw na métti na bu ñu sukkandikoo ci maître Khoureysi Ba mi ngi wax ni dañ ko denc ci quartier haute sécurité fa ñuy denc terroristes yi ci ñaari weer yi 7 personnes rek la ci am droit de visite.